ci turu baay bi ak doom ji ak xel mu sell mi amin. na barkeb Yeesu Krista suñu boroom ak cofeeluk Yàlla ak xel mu sell mi ñu boole ànd ak yéen yépp. mbokk yi di seetaan Laudemus Dominum ci rajo Dunia Vision, mbégte la ci man ak ci ñi liggéeyandook man ñu mën leen a nuyu di leen yéene barke yi jóge fa Yàlla. Yàlla na leen Yàlla aar ci jàmmam lu tollook waxtuy émission bi. lu jiitu tey ñu ngi ci fanweerelu dibéer ak ñaar ci atum A. À l'approche de la fin de cette année liturgique, li ñu jege mujjuk atum liturgie bi moo tax jàngu bi di ñu jàngal ay kàddu Yeesu yu ñuy fàttali mujjuk jamono ja ak ni ñu ware waaj bu baax bañ a nelaw. nañu ànd ak suñu sago yeewu di aar suñu xol ngir mën a teral borom bi Yeesu waxtu bi gën, waxtu bi mu ñëw. ci mujjuk l'évangile tey bi moom Yeesu dinañu wax wattu leen boog ndege xamuleen bés ba, xamuleen waxtu wa. ñaareelu wàll bi di njàngale mi. dale ko tey dinañu teral ci suñu émission l'abbé Alphonse Seck mi ñu xam bu baax. nangu nañoo dimbali ngir tënkal ñu bataaxal bi ñu Pape François yónnee tuddee ko Amoris Laetitia, la joie de l'amour, bégtem cofeel. lu tollook fukki émission daanaka l'abbé Alphonse dinañu firil xibaar bu neex te xóot bi bataaxal boobu ëmb. nañu ko déglu. ci wàllu prier avec les psaumes dinañu ñaanandook yéen psaume 63. ànd ak fentekatu psaume bu neex bii dinañu wax Yàlla ni ñu koy namee naan suma fitangi la mar, suma yaram wi mel ni suuf su wow ni kekk ñàkk ndox dafa la xedd. wàllu bu mujj bi di démb ak tey. mbokk yi keroog ci dibéer bi ñu jagleel mission bi, la journée missionnaire mondiale, gëstu nañu ànd ak Père Raphaël Diop ci mbirum suñu mission. bëgg nañoo wéyal gëstu boobu. ngir loolu dinañu sukkandiku ci xibaar bi ñu Pape François yónnee tuddee ko ci tubaab la mission au cœur de la foi chrétienne. maanaam mission bi ci yaxub ngëmu chrétienne. nañu ci bàyyi xel. lewansilu Yeesu Krista ba Macë mu sell mi bind. Yeesu dafa doon wax ak taalibeem ya lu jëm ci dikkam. mu ne ci léeb wii mënees nañoo méngale nguuruk àjjana ak fukki jànq yu jëloon seeni niitu dem gàttandu ji borom céet bi. juróom ca ñoom di ñu ñàkk sago te ña ca des di borom sago. ñi ñàkk sago nag jël seen niitu bañ a indiwaale diwlin. borom sago ya nag jël seeni niitu yóbbuwaale njaq yu fees ak diwlin. bi borom céet bi yéexee ñëw ñu gëmmentu ñoom ñépp ba nelaw. wante ci xaaju guddi
ñu dégg ña di xaacu naan borom ceet baa ngiy dikk dem leen gatandu ko. janq yi yépp yeew defar seeni niitu. ñi ñàkk sago wax seeni morom yi ne may leen ñu ci seen diwlin ndege sunuy niitu yaa ngiy bëgg a fey. wante borom sago yi tontu leen ne li nu am ci diwlin du doy ngir nun ak yéen. dem leen ca jaaykat ya jëndi li ngeen soxla. ba ñuy dem di jëndi la borom ceet ba ñëw. janq yi pare woon ànd ak moom dugg ci këru ceet li ñu tëj bunt ba. mujj gi yeneen janq yi agsi ñoom it ne borom bi ubbil nu. waaye mu tontu leen ne ci dëgg maa leen ko wax xamuma leen. wottu leen boog ndege xamu leen bés ba xamu leen waxtu wa. baatum borom bi. mbokk yi ñu seetaan ni ngeen ko gisee tey am nañu gan gi ñu xam bu baax maanaam l'abbé Alphonse Seck. abbé Alphonse maa ngi lay nuyu di la sant ngir sa ñëw fii ci suñu biir. maa ngi lay fay Père Armand. merci. maa ngi lay gërëm ci li nga teewa ci suñu émission Laudemus Dominum wolof. ñeeme na wax ne takku nga ci suñu émission ndaxte su ma juumul bii mooy ñeenteelu yoon wala juróomeelu yoon nga ñëw ngir dimbali ñu ci suñu émission. mës nga sottante xalaat ak ñun ci mbirum l'Eucharistie bi, ci mbirum jubteeg jàmm justice et paix, ci mbirum élection yi ak ci mbirum bataaxal bi ñu Pape François yónnee Laudato Si ngir sàmm suñu àddina suñu bokk moom. xam na ne say bés fees nañu ndaxte sas nañu la sas wu diis maanaam nga jiite la Caritas nationale Sénégal. ndaxam sas woowu terwu la nga ñëw ngir ay jàngale. bi yoon woo nañu la ngir nga leeralal ñi ñu seetaan mbirum bataaxal bu mag bi Pape François bind yónnee ko jàngu bi tudde ko Amoris Laetitia, la joie de l'amour, mbégtem cofeel. ñu ngi la ñaan nga dimbali ñu. li ñu séentu mooy ñi ñuy seetaan ñu mos tuuti lu mu bon bon tuuti ci xibaar bi nekk ci bataaxal bi. dëgg la mën nañoo firi lépp lii ci Pape François bind waaye soo àndeek ñun dugg ci bataaxal bi yaakaar naa ne ñu bare dinañu ci jël dara. mën nañu laaj suñu bopp nu ñu ko mënee def. xalaat na ne nga firil ñu ci lu gàtt xaaj yépp yi bataaxal bi ëmb, chaque chapitre, di ñu ci mosloo tàmbalee ko ci tarjumaan bi
l'introduction di wàllu émission bu jiitu bi ca gannaaw ga ñuy wéy ci juróom ñeenti xaaj yi les 9 chapitres bu ci nekk doon aw wàll un élément d'une émission xalaatoon na ne sa faram-fàccee mën na laal ñaari mbir benn nga firi fànn yu mag yi nekk ci xaaj bi les lignes maîtresses d'un chapitre ñaareel bi nga tënk xibaar bi aju te am njëriñ ngir jàngu bi sax Sénégal c'est-à-dire quel message pour les chrétiens du Sénégal à partir d'un chapitre ca gannaaw ga ñun mën nañu ci dolli benn wala ñaari article yu ñu mën a jàngal ñi ñuy seetaan ci tubaab ak ci wolof bu ko defee dinañu mën a mos tuuti baati Pape François sax léegi nañu jublu ci wàllu bu jiitu bataaxal bu nekk am na lu ko jiitu ses antécédents ak lu koy topp son suivi am na itam turam ak ñi ko Pape bi yónnee ci yoon dafay fàttali loolu lépp ci tarjumaan bi dans l'introduction ngir ubbi buntu tarjumaan boobu bëgg naa jàng li ma mës a bind lu jëm ci article bu jiitu bi l'évêque yi bokkoon ci ndaje mi ñu naan synode des évêques wax nañu lii ak lu firnde yu bare yi wone ne sëy baa ngi jànnoo kay jafe-jafe bëgg-bëggu njaboot gaa ngi dund te tar rawatina ci ndaw ñi te loolu mooy sawarloo jàngu bi ndax mu bàyyi ci xel loolu la Pape bi bind ci article bu jiitu bi nii la ubbee bunt bi pour nga mën a tàmbali sa faram-fàcce. maa ngi lay gërëm Père Herman nañ ma dalalee ci émission Laudemus Dominum ci wolof ma bëgg a gërëm tamit ñi nga xam ne ñoo ñuy seetaan doon ñu leen di seetaan saa yu émission bi génne te wax la ne bànneex la ci man ma ñëw bokk ak yéen liggéey bi ndax dimbale suñu mbokku chrétien yi ak ñëpp ñu di seetaan émission bi ñu mënte jëlee njëriñ rawatina su Pape bi di bind lu jëm ci coofeel Amoris Laetitia maanaam la joie de l'amour wala mbégteem coofeel dafa di bataaxal bu Pape bi bind gannaaw ndaje ñu ñoo tuddee ndaje synode ndax Pape bi am na sañ-sañ ci benn wàll mu woo ay l'évêque yi nekk ci biir àddina si ñu ñëw bokk ak moom xalaat te loolu Pape François def na ko bëgg nag seen xalaat jëm ci mbiru coofeel ak mbiru njaboot ak dundu njaboot ci jamono ji ñu ne gannaaw loolu ci la bindee téere bi nga xam ne moom la ñuy jéem a firi mu génnee ko ci 19 mars 2016 bésu feetu Saint-Joseph ci bataaxal bi dafa tënk ñaari liggéey maanaam ndaje synode bu 2014 nga xam ne soxla bi moo doon seet tey fan la njabootu chrétien tollu évêque yi xalaat ci mu teg at mu woowaat leen ndax ñu xalaat naka la ñuy def fan la ñu mën a jaar ba mën a mottali tey njabootu chrétien diggante li ñoo tuddee ombre maanaam lëndëm ak leer gi ci ne maanaam boole lépp li njaboot bi di dund mu di li xam ne dox na ak li nga xam ne ay jafe-jafe la njaboot di ko jànkoonteel ci bésu tey waaye Pape bi dafa yemul rek ci li jóge ci ndaje évêque yooyu waaye daf ci boole xalaatam
te loolu am na ci solo ndax sooy lii soo dee xool bataaxal bi Pape François bind maanaam li nga xam ne moom mooy expérience am mu jëlee ko ci njabootam gi mu màgg gi ko yar mu jëlee ko ci liggéeyu làbbeem ni mu jegee njaboot yi lépp li mu ci gis li mu mën a séede ci loolu ak liggéeyu évêque am loolu yëpp daf ko boole mu mel ni ku koy lire da ngay gis ne kii li muy wax xam na lan la waaye mu boole ci tamit li nga xam ne ñi ko jiitu moom la ñu bind ndax soo dee xool bataaxal bi di nga gis lu jóge ci pape Benoît XVI lu jóge ci pape Jean Paul II ci pape Paul VI maanaam xalaatu jàngu bi moom la boole mel ni daf ko actualiser ci question bi mu tàmbali nii ni nga ko waxee léegi am na lu ubbi bataaxal bi am itam juróom-ñeenti chapitre yu ko tënk dinañ ci dellu si waaye li ñu mën a jàpp ci ni mu ubbee bataaxal bi déjà tur bi suñuy seetlu li Pape François di bind dalee bu mu ñëwee ba léegi soo dee seetlu bu baax dafa mel ni toujours daf ciy boole mbégte wu l'évangile mbégte mu cofeel moom ku koy déglu di nga gis ne Yeesu Krista ci boppam mbégte la ñu indi te topp Yeesu Krista xëy na sax ñàkkul jafe-jafe waaye mbégte ci yoonu mbégte la ñu njëkk a woo te defe naa lu baaxoon la ci lii muy xool njaboot yi ak jafe-jafe yu ñëw jànkoonteel mu wane ne yoon bi malgré loolu yëpp yoonu mbégte la loolu dafa di message bu am doole ci jamono ji ñu ne parce que souvent suñu àdduna si dafa mel ni ku am dépression maanaam day dem ba dootul gis li nga xam ne mooy lu baax wala jëmuwaay bi waaye day gis rek li nga xam ne moo lëndëm ci yoon wi donc Pape bi wane ne dëgg-dëgg sëy tey am na lu bëri li muy jànkoonteel waaye terewul gis nañu ne xale yi ci seen bopp dañoo bëgg sëy te loolu ku ko gis war na doon bànneex ci jàngu bi mu mel ni mbégte gi ñu gis ci njaboot yi moo di itam mbégte wu jàngu bi ba mu dellusee ci maanaam ci li ñu mën a jëlee ci ndaje synode yi laaj na ñu xalaat yenn yi nee na li njaboot yi nekkee tey ci biir àdduna si dafa laaj ñu di ko xool bu baax laaj tamit ñu nangu ne sëy ak njaboot lu am solo la ci dund nit ñi ak ci àdduna si mu bëgg tamit ñu nangu ne am na tey ay point yoo xam ne xëy na dañoo soxla ñu continuer di leen leeral mu di ci jàngale jàngu bi mu di ci doxalinu jàngu bi mu di ci nekkinu nit ñi parce que dafa di ay question yoo xam ne li tubaab di wooye dañoo am complexité maanaam dañoo jafe kenn mënu leen a gaawantu parce que soo ko gaawantoo di nga gaañ nit mu ne tamit xalaat bi lu war la xalaat boo xam ne dafa ànd ak li jàngu bi bëgg xalaat boo xam ne xalaat bu lalu ci dëgg la waaye xalaat boo xam ne dafay jàppale nit ñi di dund xalaat boo xam ne day wut li gën te loolu Pape bi namm ko ci ñi nga xam ne ñoo jiite jàngu bi namm ko tamit ci ñi nga xam ne ñooy xalaat ci biir jàngu bi ñu di leen tuddee théologien am na lu mu wax tamit mu ne loolu piège la maanaam loo xam ne mën na yàq parce que dañoo nekk diggante ñi nga xam ne dañoo bëgg a changer lépp ak ñi nga xam ne dañoo yaakaar ne soo jëlee maanaam dara teg ko ci kaw nit ñi su boobaa lépp dina dox te Pape bi ne loolu piège la dafa di yoon boo xam ne du yoon bu wóor du yoon bu baax loolu li mu ci namm mooy lan
mooy ñu nangu waxtaan ci biir jàngu bi, ñu nangu jël temps xool li ci jàngu bi, bañ a gaawantu, parce que ku ne sëy, ku ne njaboot, ku ne coofeel diggante ay nit la, te lu jëm ci nit waroo ko gaawantu, ndax su boobaa da ngay gaañ nit ki, te kenn warul gaañ nit. Donc loolu defe naa lu am solo la ci li Pape François bind, te dem na sax ba ne léeg-léeg yenn jafe-jafe ñoo jànkoonteel laaj na ñu di leen di xoolee maanaam li nga xam ne suñu culture loolu la wax, maanaam problème dina am, waaye suñ ko xóotalee fi ñu ko war a xóotalee dugal ci li nga xam ne moo ko war a leeral, mën na am mu gën a leer fi ñu nekk, mooy des réponses inculturées, n'est-ce pas. Pape bi ba mu dugalee xalaatu ñaari synode yi ma wax nii, laaj na tamit ñu dugal ci naka la ñu liggéeyee, te ci kaw loolu ñu encouragé, maanaam yokk cawarte nit ñi, parce que yoonu sëy ñun ay kilifa jàngu bi lañu, xam nañ ci dara. yoonu sëy, yoonu coofeel daf di yoon bu jafe, yoon bu metti. dañoo war di sawarloo nit ñi, di leen jàppale ndax ñu mën a wéy malgré difficulté yi ñu amee. mu am tamit lu Pape bi wax, mu ne bataaxal bi ak lii yëpp xew ci wàllu njaboot mu ngi xew ci at mi nga xam ne dama woote jubilé yërmande. donc yërmande boobu dafa di loo xam ne war na yegg tamit ci biir njaboot yi, te maanaam mën a yee lépp li nga xam ne ay jikko la yu nekk ci njaboot gi, te di may njaboot gi mën a jëm kanam. mu ni ko tuddee générosité wala engagement wala fidélité, maanaam takkute, wala mën a muñ, mën a baal, mën a jege, ndax loolu yëpp malgré difficulté yi njaboot yi mën a nekk ci jàmm ak ci bànneex. gannaaw loolu Pape bi, te loolu mën nañ ko seetlu, Pape François saa yu mu bindee bataaxal dina wone ban yoon lay jaar, maanaam juróom-ñeenti chapitre yi nga xam ne moom moo lal bataaxal bi dina ko expliquer balaa muy jeexal, maanaam ni mu ubbee bataaxalam bi. mais fi ma jeexalee rek mooy Pape bi ci boppam xam na ne lii mu ñu jox lu am solo la, li ci nekk bëri na, munoo ko jàng benn yoon xam ci dara. man mii di firi sax xam naa ne am na lu bëri lu ma bàyyi, moo tax mun nañu su leen koy def, su leen koy liir wala ngeen koy liggéey, da ngeen koy def ak patience, da ngeen di teelu di ko def morceau par morceau, ndax mën a am njëriñ jëpp gi fi ne, comme ça yéen itam mu mun leen a jàppale ci seen dundu njaboot. jërëjëf Abi Alphonse, ak sa firi dugg nañu ci kër gi, ubbi nañu bunt bi, wàllu tarjumaan, te léegi des naa ñu seeti néeg bu nekk. boobu dinañu ko def ci suñu émission yi di ñëw. waaye ci diggante bi maa ngi lay gërëm ngir sa kàddu gi nga ñu firee tarjumaan bi. jërëjëf Abi Alphonse.
l'âme qui est regagne seulement yàlla yaay suma yàlla bu jël di jot ma lay ut suma fit angi la mar suma yaram mi mel ni suuf su wow ni kekk ñàkk ndox daf la xedd xool naa la ci bërëb bu sell sell bi gis naa sa katan ak sa ndam sa cofeel moo gën fuuf dund gi yaay dooni suma tàggu làmmiñ dinaa la sant sama giirug dund dinaa yëkkati sumay loxo di tudd sa tur niki ci añu xew dinaa suur mbégte nekk ci sumay tuñ ma lay tagg ci guddi dama lay fàttaliku damay des ay waxtu di la xalaat waaw wàllu si nga ma maa ngi xàccoog bànneex ci say roni laaf suma fit a ngi takku ci yow sa ndeyjoor moo may taxaw waaye ñiy bunduxataal suma fit nañu daanu fa gën a xóot ci suuf si na leen saamaar rey nañu doon ndawal ngir bukki yi noonu buur bi dina bég ci yàllaam kiy waate ci moom dinañu ko màggal te fenkat bi dinañu tëj gémmiñam. Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche dès l'aube. Mon âme a soif de toi. Après toi, languit ma chair. Terre aride, altérée sans eau. Je t'ai contemplé au sanctuaire. J'ai vu ta force et ta gloire. Ton amour vaut mieux que la vie. Tu seras la louange de mes lèvres. Toute ma vie, je vais te bénir. Lever les mains en invoquant ton nom. Comme par un festin, je serai rassasié. La joie sur les lèvres, je dirai ta louange. Dans la nuit, je me souviens de toi et je reste des heures à te parler. Oui, tu es venu à mon secours. Je crie de joie à l'ombre de tes ailes. Mon âme s'attache à toi. Ta main droite me soutient. Mais ceux qui pourchassent mon âme, qu'ils descendent aux profondeurs de la terre, qu'on les passe au fil de l'épée, qu'ils deviennent la pâture des loups. Et le roi se réjouira de son Dieu. Qui jure par lui en sera glorifié, tandis que l'homme de mensonge aura la bouche close.
la vie, venir au jour, oser encore vivre d'amour et croire au retour du printemps, tendre une main vers un enfant, ouvrir la porte de son cœur à ceux qui souffrent et qui peinent, et que la haine a repoussé. Tendre l'oreille à la clameur de ceux que l'injustice enchaîne, et crie leur soif de liberté. Oser la vie, venir au jour, oser encore vivre d'amour et croire au retour du printemps, tendre une main vers un enfant, savoir ouvrir les poings serrés. mbokk yi ci ndoorteel weeru octobre diocèse yi ak ci seen gannaaw paroisse yi ubbi nañu at mu bees mi chrétien yi di liggéeyal jàngu bi, la nouvelle année pastorale. ci misaal woo nañu xale yi ñu ñëw catéchisme semaine bu nekk ngir jàng li ñu war a xam ni chrétien, ñu tàmbale bokk ci dundu chrétien gi ci biir paroisse bi ak ci mouvement yi. catéchuménat itam ubbi na buntam. waaw ci yoon chrétien yi yépp tàmbali nañoo jóg ak a yëngu, ndaxte chrétien duy toog di jàpp njàmburam di seetaan rekk. ca ñaar fukkeelu fan ak ñaar ca weeru octobre léegi am na ñetti dimanche jàngu bi ci àddina si sépp xumbal na dibeer bi ñu jagleel mbirum mission bi. C'était la journée missionnaire mondiale. ca émission ba ñu leen woon ca dimanche booba woo nañu Père Raphaël Diop di njiitu les œuvres pontificales missionnaires ci diocèse su Ndakaaru, laaj ko mu tënkal ñu xibaar bi Pape François yónnee ngir bésub mission bi. xibaar boobu pape bi jox na ko tur wii: la mission au cœur de la foi chrétienne, maanaam mission bi ci yaxu ngëmu chrétien. siiwal nañu xibaar boobu ci benn brochure d'animation bu ñu jox tur wii: disciples missionnaires, c'est-à-dire taalibe yi ñuy yónni. ci benn kayit boobu tontu nañu daanaka ci laaj bii: lu tax ma doon taalibe missionnaire? ci ñetti nataal yu ndaw yi tontu nañu naan disciple missionnaire la ndaxte baptisé wu naa, je suis baptisé. looloo taxit ma yebu, je suis engagé. waaw yónni nañu ma génn ngir yéene xibaar bu neex bi, je suis missionnaire. te it bu ñu xoolee bu baax lu ñu bind ci couverture brochure bi dinañu nemmeeku tur wi feeñal lu di njëriñam: animation missionnaire 2017. Père Raphaël Diop nee na keroog téere bii dañu ko war a jëriñoo du rekk ngir weer wi ñu jagleel mission bi, weeru octobre, du rekk it ngir xumbal di béer bi ñu tuddee la journée missionnaire mondiale, le 3e dimanche d'octobre. déedéet téere bi mën nañoo xelal lu tollook atum pastoral mi. loolu tax
ñu bëgg tàmbali yeneen jàngale yu ñuy rooti ci xibaar bi ñu Pape François yónnee. kàddoom yi dinañu mën a dundalaat ak a sukkali suñu jikkooy missionnaire attiser xamb suñu sens missionnaire. nañu jëkk a teg bët ci ubbiteg xibaaram foofu lañu Pape François di firil xaat ngëmam sa conviction gi jëm ci jàngu bi mu ne en effet l'Église est missionnaire par nature. Si ce n'était pas le cas, elle ne serait plus Église du Christ, mais une association parmi tant d'autres qui, bien vite, finirait par épuiser son but et disparaître. Ci wolof ci dëgg jàngu bi lu ñu ko yónni moo tax mënul leneen lu dul yeboo génn su dul noonu maanaam su toogee jàpp njàmburam di seetaan rekk dootul jàngub Krista bi waaye dina doon ak mbootaay rekk ci biir yeneen yu bare waaw dina gaaw a jeexal cawarteem du koy puus ci jëm kanam ba ne mes. looloo tax pape bi di ñu laaj lu jëm ci suñu nekk chrétien ak sas wi ñu yàlla di sas dafay laaj ñetti laaj. benn, quel est le fondement de la mission? yónni ñu yeboo génn ci lan la sukkandiku. ñaar, quel est le cœur de la mission? lu di yaxub mission bi. ñett, quelles sont les attitudes vitales de la mission? yan jikko yu mënula ñàkk ñoo war a ànd ak mission bi. pape bi ci xibaaram dina tontu ci ñetti laaj yooyu. ngëmam ak gis-gisam yi, ses convictions et points de vue dinañu mën a màggloo suñu ngëm ak gis-gis. looloo tax ñu bëgg a gëstu ànd ak yéen ci tontoom yi. xibaaram bi tabax na ko ci ñeenti pàcc daanaka may lañu ñu lim leen ci lu gaaw. pàcc mu jiitu mi, la mission et le pouvoir transformant de l'évangile du Christ, chemin, vérité et vie. ci wolof mission bi ak ni l'évangile Krista bi di yoon wi dëgg gi ak dund gi amee dooley soppali. ñaareelu pàcc mi, la mission et le kairos du Christ. maanaam mission bi ak jamono ji gën ji Krista bi di feeñoo. ñetteelu pàcc mi, la mission inspire une spiritualité d'exode continuel, de pèlerinage et d'exil. ci wolof mission bi dafay ubbi ak a leeral suñuy xel ndax ñuy wéy a génn ci suñu ruq bi ñu miin mel na ñuy dem pèlerinage ak a gàddaay. ci ñeenteelu pàcc mi boole na yenn mbir maanaam les jeunes ndaw ñi, les œuvres pontificales missionnaires ak Marie mère de l'évangélisation, Mariama ndey ji di siiwal l'évangile bi. tey ci émission bi dinañu teg bët ci pàcc mu jiitu mi. Pape François ci faram fàcceem la bëgg a tegtal ci lan la sasu jàngu bi, la mission de l'Église di suñu sas ñun ñépp di sukkandiku. ci li mu bind ci bopp pàcc mi gis nañu xaat ci tënk
tontom maanaam la mission et le pouvoir transformant de l'évangile du Christ, chemin, vérité et vie. Ci wolof mission bi ak ni lewañ ci lu Krista bi di yoon wi dëgg gi ak dund gi amee dooley soppali ak lu kàdduy Pape François 10 nañu ci bàyyi xel di leen déglu mu ne ci tubaab. La mission de l'Église, destinée à tous les hommes de bonne volonté, est fondée sur le pouvoir transformant de l'Évangile. L'Évangile est une bonne nouvelle qui porte en soi une joie contagieuse parce qu'il contient et offre une vie nouvelle, celle du Christ ressuscité qui, en communiquant son esprit vivifiant, devient chemin, vérité et vie pour nous. nañu jéem a jottali xalaatam bi ci wolof. Pape bi nee na yónni bi ñu yónni jàngu bi di ci boole nit yi jàmm ñépp ñi ko bëgg ci l'évangile bi am doole soppali la sukkandiku. L'évangile boobu moo di xibaar bu neex bi ak teenub mbégte ndaxte dafay jottali dund gu bees gi jóge ci Krista bi dekkaliku moom mi tegtal yoon wi ñu war a topp di ñu xamal dëgg gi te di ñu jottali dund gi ñuy bokklook Yàlla Baay bi ak xel mu sell mi. mën nañoo laaj suñu bopp naan lan lu neex lañu kàddu yu diis yii di yégloo ndax nu mën ñoo yëngal ak a sawarloo ci suñu mission. suñu Pape François bëggunoo yépp ay njàngale yu diis. ci bataaxalam bi mu tuddee Amoris Laetitia mës naa bind ndigal la Ignace waa Loyola mu sell ma wax naan ce n'est pas le fait de savoir beaucoup qui remplit et satisfait l'âme, mais le fait de sentir et de savourer les choses intérieurement. kon fii itam du càggenu xam ay xalaat yu diis waaye ñu di yëg lu neex li ñuy jógloo sawarloo ak a yëngal ci suñu mission. naka lañu mënee yëg intérieurement neexaayu xalaatu Pape François lu jëm ci fondement mission bi. nañu ko jéem a wone jaarale ko ci yenn misaal. suñu leen bëggee yëgloo intérieurement lu di mission bu militaire, par exemple une mission de maintien de la paix, dinañu leen yóbbu fa ay soldats di dal leur caserne. dinañu leen wan it seeni ngànnaay yu rëy sax niki seeni char, hélicoptère ak avion. beneen misaal suñu leen bëggee yégloo intérieurement ci lan la benn mission médicale maanaam mission bi jëm ci wérgum yaram di sukkandiku dinañu dem seeti l'Organisation mondiale de la santé OMS seeti it taax mu rëy a rëy fi mu dal ca dëkku Genève ñu won leen it son directeur général Tedros Ghebreyesus mën nañu ci boole yenn nataal yuy wone nu l'OMS di dimbale ñi sonn ci ay jàngoro yu metti niki Ebola, mbas, la peste ak ñoom seen. suñu leen bëggee yégloo intérieurement ci lan la benn mission agroalimentaire
maanaam mission ngir gën a baaxal mbirum mbéy mi ak dund bi di sukkandiku dinañu dem seeti FAO maanaam l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agronomie ak taaxamu rëy ca dëkkub Rome ñu won leen it son directeur général José Graciano da Silva mën nañu cee boole yenn nataal yuy wone nu FAO di yëngoo ci fànnu mbéy mi ak dund bi. nañu dellu si léegi ci sunu mission wu jàngu bi suñu leen bëggee yëgloo intérieurement ci lan la mission wu jàngu bi di sukkandiku duñu leen yóbbu fa ay taax yu rëy fa ay borom tur des célébrités ci bëti àddina duñu leen won ay jëf yu doy waar déedéet foog nañu ne dinañu leen yóbbu fa toolub dekki ma le jardin de la résurrection ndaxte tool boobu gannaaw ba mu doonee toolub bàmmeelu Yeesu toolub njàkkare ak jooy ëlbatiku na doon toolub mbégte toolub dund gu bees toolub taseeg borom bi ci yoonu tool booba dinañu tase kay nit ñu mën a gunge ak seen gëm Mariama wa Magdala Simon Pierre di apôtar bu jiitu ba ak sang apôtar ba Yeesu soppoon ku nekk ci ñoom dinañu wax li mu doon yéeg ca tool booba Mariama wa Magdala moo jëkka dem ca bàmmeel ba mu gisee ne néewu borom bi nekkatu fa mu daw si fa Pierre ak sang di leen wax jaaxleem Pierre dina seede ne dugg na ca bàmmeel ba xool càngaay la fa des ak njoor la muuroon bopp ba waaye boolewuñu ko ak càngaay la xanaa ñu lëmas ko fegg ko waaye nandul lañu mësa wax ca téere yu sell ya lu jëm ci ndekki ma sang nag dinañu wax ne ci rawanteem ak Pierre njëkk naa àgg ca bàmmeel ba waaye taxul mu dugg ba Pierre duggee ba pare mu dugg gis gëm ñetti seede lañuy taseel ca toolub dekki ma kenn kuy jooy ak a jaaxle li mu sopp borom bi Yeesu moo tax kenn ku nandagul la téere yu sell ya wax ak kenn ku gis te gëm ñoom ñett mën nañoo noo yóbbu ba fa Yeesu waaye du tey ci seen teewaay nañu déglu li ñu Pape François wéya wax ndaxte dafa ñu bëgg a won ni ñu l'évangile bi waree soppali ndax ñu mën a taseeg Yeesu bés mu ne Dieu le Père veut une transformation existentielle de ses fils et de ses filles. Transformation qui s'exprime 1. En tant que culte en esprit et en vérité. 2. Par une vie animée par l'Esprit Saint à l'imitation du Fils Jésus. 3. À la gloire de Dieu le Père. De cette manière, l'annonce de l'Évangile devient parole vivante et efficace qui met en œuvre ce qu'elle proclame, c'est-à-dire Jésus-Christ, qui se fait continuellement chair dans toute situation humaine. maanaam Yàlla baay bi bëgg na
ñu soppaliku ci ñetti fànn. benn ñu di ko jaamu ci xel ak ci dëgg. ñaar ñu bàyyi xel mu sell mi mu di ñu xelal ak a sawarloo ngir topp ci tànku Yeesu. ñett ñu di màggal Yàlla Baay bi. sunu soppalikoo noonu dinañu may lewañsil bi bunt mu doon baat bi am doole ngir wéynoo gën a soppali te duñu feeñalal Yeesu Krista mi di wéye yaramu ci sunu biir. sumay mbokk yi ba tey ñu ngi ci toolub Dekima ànd ak suñu ñetti seede yu mag ñi ñu mën a gunge ba fa Yeesu. ci émission bi di ñëw dinañu ànd ak ñoom tase ji ak Yeesu di ko yëg ni teenub doole ji ñu yónni. booba dinañu xàmme Yeesu ni suñu yaxub mission. Oser la vie, venir au jour, oser encore vivre d'amour et croire au retour du printemps, tendre une main vers un enfant, ouvrir la porte de son cœur à ceux qui souffrent et qui peinent et que la haine a repoussé. Tendre l'oreille à la clameur de ceux que l'injustice enchaîne et crie leur soif de liberté. Oser la vie, au jour, oser encore vivre d'amour et croire au retour du printemps, tendre une main vers un enfant, savoir ouvrir les poings serrés. mbokk yi ñuy seetaan barke yi ñu Yàlla may bare nañu. Thérèse wa Lisieux mu sell mi mës naa wax lépp barke la, tout est grâce. foog naa ne ñu nit mën nañu wax lu ni mel. tey Yàlla may nañu leer jaarale ko ci njàngaleem l'abbé Alphonse Seck ci mbirum bataaxal bi Pape François bind. gis nañu it ni suñu ngëmu chrétien cosaanoo ca bërëb bu leer ak mbégte ca toolu Dekima. Yàlla nañu ko namm topp di ko namm. loolu lañu ñaan ci psoomu tey bi. suma fittaangi la mar borom bi suma Yàlla. mbokk yi maa ngi leen di yéene mbégte ak cawarte ci jàmm.